rajo Sénégal indi ay coppite ngir ay li juróom gën ñetti waxtu jot ba mat sëkk suñu biir studio ñu muy waxtu bi ñu jagleel grand entretien Salam Sénégal mam mbégte feggoo ci ak Ramatoulaye Sarr dalal jàmm ci grand entretien. jërëjëf Ndeye Fatou ma lay nuyu également auditeur u rajo Sénégal ñi topp ci fajar ba tey niñ ko waxee nag waxtu dalal invité bi dafa jot waaye dañuy jéggalu rek ndax moom xat-xat yi ci yoon bi ñëpp xam nañ ko ak circulation bi looloo waral nag dañuy tàmbali rek xam naa suñu invité jël ko ci téléphone gi invité bi nag di uyoo ci turu monsieur Daouda Gueye moom nag moom mooy directeur de la formation et de la communication ci ministère de l'éducation nationale ñi ngi lay nuyu monsieur le directeur. maa ngi lay fay Ramatoulaye di nuyu waa kër gi yëpp waa rajo bi technicien yi journalistes yi ak tamit seen ay auditeurs ak téléspectateurs topp. dëgg la ñu ngi koy wax léegi xam naa bon xat-xataay yoon bi dinañu tàmbali rek ci buumu jokko bi ba xam dañuy ñëw nag ci ponk yoo xamante ni bëgg nañ ko waxtaan ak yow bokk na ci li nga xamante ni ay càkkutéef la yu G7 nga xamante ni ñoom boobu ba tey ñi nga amal ay yëngu-yëngu ci wàllu rek yenn ci revendication waaye tamit ñëw ci cérémonie démb bi sax ñu dooree ko laata ñuy ñëw nag ci càkkutéefu waa G7 yi gis nañu ni démb daal ñi ngi doon amal benn cérémonie boo xamante ni dafa dajeek rentrée solennelle de l'inspection générale de l'éducation et de la formation la ñuy wax ñu couplé ko ak installation comité scientifique bu refondation curriculaire est-ce que mën nga ñu wax tey jii ndax mbëbëtu kilifa yi rawatina nag fi ngeen féete di ministère de l'éducation nationale dañu bëgg nag Sénégal daal di jógee ci système éducatif pour dugg ci société éducative est-ce que mën nga ñu xamle lu ni mel lan lay wundu. waaw jërëjëf Ramatoulaye foog naa yàgg na depuis Sénégal am indépendance ba léegi ay kàddu yàgg a jóg jëm ci di sàkku ngir njàng mi ñu xoolaat ko xool li ñuy jàngal xale yi te itam lëkkale ko ak li nga xamante ni moom mooy suñuy gëm-gëm lëkkale ko ak tam suñu mbatit maanaam suñu culture ak suñu mboor suñu histoire ak itam yi nga xamante ni mooy xarala yu yees yi nga xamante ni wàllu dem ci wàllu technologie ak li nga xamante ni tey moom mooy la ñuy wax intelligence artificielle ak numérique ak yu mel noonu. loolu nag yaakaar naa ne am na histoire ndaxte 1981 amoon na li ñu tuddee état général de l'éducation. am càkkutee fi fa tukkee woon ak ay xalaat ak ay laaj yoo xamante ni juddoo woon na fa waaye amaana. biñ demee ba jamono ak fii nii li nga nit ñi jàpp te yaakaar naa muy ci dongo yi nga xam ne ñoom la ñuy jàngal muy seen di waajur muy ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci askan wi muy société bi amaana liñ ci jot a def taxut méngoo ak seen di li ñuy xaar. loolu moom moo waral bi nga xamante ni kii di njiitum réew mi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkatee boobu kàddu wax ne kat dafa bëgg ñu tëggaat li nga xamante ni moom mooy njàng ñu taxawalaat njàng mi joyanti ko ba nga xamante ni dana méngoo ak Sénégal dëgg loolu tax kii di le ministre Moustapha Mamba Guirassy ci ndigalu njiitu njëwriñ ji di le premier ministre Ousmane Sonko taxaw ci loolu jóge ci li ñuy tuddee système éducatif classique bi ñu xamoon nga xamante ni école bi day nekk entre 4 murs. ubbi daa mabal murs yi bu ko defee école bi nekk école askan bi yëpp. ci kaw loolu nag ci lañ soobu ci li nga xamante ni moom mooy taxawalaan njàng mi comme ni nga ko waxee démb amoon ndaje mu mag moo xamante ni nga ma fële ci benn hôtel fii nga xamante ni li ci am. mooy lii di inspection générale de l'éducation et de la formation. nga xam ne ñoom lépp loo xamante ni moom la ñuy dugal ci cahier yi ci livre yi ci classe yi di ko jàngale lépp ñoom ñoo koy tëgg. te ñu bëri xamuñu leen woon ministre de l'éducation Moustapha Mamba Guirassy yéeneen nekkoon jëmmal leen moo tax boo xoolee ba ci taux yi ñu sol yooyu yëpp yu bees la waaye cette rentrée bi nga xamante ni dañ koo def rentrée solennelle de l'UGF ni mu amee rentrée donc solennelle donc des cours ak yeneen ak yeneen. indi ko ngir jëmmal leen ngir delloo leen njukkal ngir tamit xamale leen ak askan wi ndaxte kat ñoom ñoo tëgg yi nga xam ñoom ñoo nekk ci biir mbaar mi di tëgg lépp loo xamante ni dañ koy jàngalee ci l'école yi
ginnaaw loolu itam ñu tegal li nga xam ne mooy comité scientifique bi muy kuréel goo xamante ni ay waroomi xam-xam ñoom ñoo ci nekk IGF yi ci lañ bokk waaye itam ay waroomi xam-xam yoo xamante ni ci pàcc yu bëree bari nag waaw. est-ce que ay jàngalekat bokk nañ ci. waaw jàngalekat yi bokk nañ ci wala universitaires yi rek la. am na ay jàngalekat am na itam ay homme de culture ku mel ni Youssou Ndour mi ngi ci ñu ngi tuddee haut référent yi. haut référent de la réforme maanaam ñi nga xamante ni ñoom seen i xalaat dañ ko ciy taataan am na ñeneen ñoo xamante ni ku mel ne Mayram Kayre bi nga xam ne astronome ñu ngi ci. ak ñeneen ak ñoo xamante ni science de gestion la ñu ci lay seen xel màcc am ñoo xamante ni ci gouvernance la seen xel màcc. am ñoo xamante ni ci li nga xamante ni moom mooy numérique et intelligence artificielle la seen xel. ci wàllu sociologie ku mel ni Jibi Jaxate ci la seen xel màcc am ci ñoo xamante ni tamit ñoom ci wàllu li nga xamante ni moom mooy liy doxal ay entreprise ci la seen xel màcc. di wane ne kat loolu moom mooy nag société éducative bi nga xam ne bi ko wutal ak li nga xam mooy système éducatif bi moo dañ koy ubbi nga xamante askan bi yëpp ku nekk ak sa xam ak ci li ngay yëngu ak sa jaar-jaar da ngay ñëw dugal ko ci ba nga xamante ni bu ko defee école bi ni ñu ko bëgg a tëggee looloo war rek ci beneen pàcc bi nit lancé démb lii di plateforme d'écoute maanaam ëpp la boo xamante ni ëpp dégloo ndax itam nag taxawalaat bi ñu bëgg a taxawalaat jàngale mi du ñu ko def tëju ci ñeenti mur loolu moom moo nekkoon li fi amoon maanaam tuddee système éducatif waaye dañuy màbbu mur yi bu ko defee déglu ñëpp. déglu ñëpp plateforme boobu nag lancé nañ ko démb kàddu seen nga xamante ni képp koo xamante ni bëgg nga am nga loo xamante ni ay njaañ ci maanaam contribution la yoo bëgg indi ci li nga xamante ni mooy li ñu sumb muy taxawalaan njàng mi. muy looy bind wala loo xamante ni tamit ci audio lay nekk wala vidéo ci sa làkk wala làkk pël wala soni maanaam ci langue nationale waaw nga ñëw wax ko ci bu ko defee loolu yëpp ñun dinañ ko taataan ko segg ko bu ko defee ñëpp dinañ ci dugal parce que lépp ñëpp la lu nay kuréel nga ca ba tax na bu ñu àggee ci cappaandaw la l'école bi nga xam moom lañ fas yéene taxawal école la boo xam ne dafay am meloo mbubbum Baay Faal képp koo xamante ni xool na dina ci gis xanaa morsoom fan lay dooree maanaam dañu ne refondation curriculaire fan lay dooree maanaam ci luñ koy waxee ci digg classe yu suufe yi ba ci classe yu kawe yi wala fan lay dooree xam nga mooy li ñuy wax société éducative mënoo ne da ngay taxawalaat école bi yamale ko rek ci benn pàcc ndaxte dafa am li nga xamante ni moom caalaw la goo xamante ni moom moo dox ci diggante njàng mu suufe ni njàng mu digg doomu ak njàng mu kaw yi ak ci ñi nga xamante ni mooy njàng mi nga xamante ni li mboot mooy loo foon maanaam formé ci ay métier ak ay liggéey mu enseignement professionnel beeg yooyu noonu loolu moom moo tax lii di éducation nationale dafa nekk sous secteur éducation ndaxte enseignement professionnel mi ngi ci enseignement supérieur mi ngi ci waaye itam li nga xamante ni moom mooy pôle territoire yeeg yooyu yëpp ñu ngi ci moom moo tax nekkul loo xamante lu tëju lay nekk lu ubbeeku lay nekk ba nga xamante ni day nekk en cohérence ak li nga xamante ni mooy agenda national de transformation bi ndaxte njàngale mi mooy cëslaayu transformation nationale boobu noonu soppi gi nga xam ne moom lañ bëgg a soppi réew mi moo tax du luy tëju ñëpp ci bokk mooy waxaat plateforme boobu noonu pour ñi nga xamante ni amaana ñoom nekkuñu ci instance ci kuréel yi wala boog sori nañ ba ci diaspora yi ak ñeneen bu ko defee ñoom plateforme boobu bu ñu fa demee mën nañ fa tàbbal li nga xamante ni moom mooy seen xalaat seen contribution jëm ci li nga xamante ni moom mooy taxawalaat bi nga xamante ni moom lañ bëgg a taxawalaat école bi. bëgg koo tëggaat bëgg koo bijjantiwaat ba nga xamante ni école bu lay doon boo xam bu méngoog ñun. école boo xamante ni ku ko xool rek di nga ci gis sa bopp. waaw bu boobaa est-ce que tamit daara yi dañ ciy bokk ñoom it ci la ñu bokk ci li nga xamante ni moo di refondation curriculaire boobu. bu baax a baax parce que loolu mébét na boo xamante ni dafa ñor lool kii di njiitum réew mi Bassirou Diomaye Faye. te boobu ba léegi kii di Moustapha Mbamba Guirassy di ministre de l'éducation ak ay services am di ci dox jëm ci li nga xamante ni moom mooy les assises des daara maanaam ab jotaay boo xamante ni.
daara yi dañ ko war a am boobu la ñu ci liggéey nag yàgg na. ëpp na at ñu ngi ciy liggéey nekk ci processus bi ba nga xamante ni waa daara ci boppam dinañ toog ñoom càmbar jàngat bi nga xamante ni moom mooy taxawaayu daara ak nekkinu daara ak jafe-jafe yi ci nekk yëpp ak fan lañ bëgg a jëm ba buñ ca àggee danañu recenser tous les daara bu ko defee ñu jël li nga xam mooy daara yi intégré leen dans le système éducationnel donc formel. te loolu yëpp nag activité daara ak yeneen ci yëngu yëpp fa mu jëm mooy ci lenn ndab li moom moo lan mooy sëmb maanaam projet bu mag bii nga xamante ni moom la réew mi am jaare ci njàng mi mooy taxawalaat njàng mi ak njàngale mi daara yi donc am nañ ci wàll bu baax a baax ak yeneen pàcc yi. alors bu ñu waxee extension de l'apprentissage dafa mel ni su boobaa nag école bi dootu la nekk li nga xamante ni mooy bërëb bi xale yi di demee di gëstu ji di utee xam-xam mais dina gën a yaatu dina dem ba ci ëtt yi ci famille yeeg yeneen daal jotaay yoo xamante ni dootul nekk rek école la ñuy focaliser wu. waaw mi nga xam nga bu ñu naan l'école li ñuy wax moom mooy ñeenti mur kàpp tëju. waaw moo tax bu ñuy wax naan jóge ci système éducatif jëm ci société éducative. mooy méngoog lii nii nga wax ni soxna Ramatoulaye. mooy l'école boo xam ne école mboolaay gi maanaam société bi lay nekk ñëpp a ciy bokk. alors ñu wax également ci li nga xamante ni nag dafa xew muy xew-xew jamono lu aju ci wàllu IA la aussi ndax bu ñuy wax IA wax ci numérique bi lu ni mel nan ngeen fas yéene su boobaa aussi daal di ko jàngale xale yi waaye tamit ñi nga xamante ni ñoo féetee ci daara yi. xam nga loolu door na ndax gis nga fi mu ni may wax ak yow. ministère de l'éducation nationale mi ngi doxal ab sumb maanaam projet jëm ci. Former les 105 000 personnels d'éducation au numérique et à l'intelligence artificielle. mu nekk une formation boo xamante ni dañ koy certifié li kii mooy loolu yëpp waajal ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a soppi jàngale ni ñoom ci boppam dañoo war a soppeeku méngoo ak jamono te ku ne jamono wax li nga xam mooy numérique ku ne jamono yi tamit wax li nga xamante ni moom mooy intelligence artificielle. waaye nag loolu itam dafay am lu muy àndal mooy li may wax rek du lu ñuy tëju ndax am na ay implication juridique ba nga xamante ni faaw ñu jël ay loi yoo xam dafay encadrer itam naka la ñuy jëfandikoo li nga xamante ni moom mooy numérique bi ak itam naka la ñuy jëfandikoo intelligence artificielle ndaxte xam nga ni intelligence artificielle fi mu ne nii raw na ñu bari ba nga xamante ni amaana am na ni ñu koy jëfandikoo dina indi ay lor te du loolu moom lañ ci war a gën a seetlu mais li ñu koy jëfandikoo ngir mën a tabax suñu réew soppi suñu réew dans le cadre de l'agenda de transformation nationale. mais monsieur le directeur lu ni mel xam nga coppite bu naree am rek faw tamit ñu daal di tàggat ñi nga xamante ni ñoo nar a nekk acteurs yi ci yëngatu rawatina jàngalekat yi ci lii nga xamante ni nag système bu bees nar a nekk maanaam daal coppite boobu ci société éducative boobule est-ce que ñi préparé ngeen leen ci aussi acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nar a encadrer xale yi ci fànn googule. moom laa lay wax fi mu ne nii ñu ngi nekk en formation. Tous les personnes de l'éducation ma ne les personnes de l'éducation nag jéggi na ñi nga xam moom mooy jàngalekat yi du ñoom rek mais ñi nga xamante ni ñoom ñooy administrateurs scolaires yi mooy ñi nga xamante ni tamit ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñooy administration comment ça s'appelle encore au niveau déconcentré muy IA yi ak IEF yi ak au niveau central ñi nga xamante ni ñoom la fa nekk ñëpp la ñu sóob ci formation boobu noonu ndax balaa ñoo àgg ci li nga xamante ni mooy taxawaa njàng ba tàmbali defaraat mbir yi mu jëm ci xale yi day fekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen war a encadrer ñoom itam ñu waajal leen ci loolu lañ nekk fi mu ne nii. alors mu mel ni sax ci ñi nga xamante ni teewoon nañ fa ci wàllu syndicalisme yi école boo xamante ni liñ ci gën a mbëbët moo di école boo xamante ni daal day nekk école bu décolonisée maanaam boo xamante ni suñuy aada daal moo fa nar a gën a fës. mu ngoog les savoirs suñuy tradition c'est tout ça. waaw mu ngoog les savoirs endogènes yi nga xamante ni ñu ngi ko meññee ci biir réew mi mu méngoo ko ñun njàngaleem mag ñi waaw njàngaleem mag ñi njàngaleem ku mel ne Cheikh Anta Diop. loolu càkkutéef la bu nit ñi yàgg am. ak itam li nga xamante ni moom mooy sunu mbatit maanaam sunu culture ak sunuy gëm-gëm maanaam sunu spiritualité. loolu yëpp nekk cëslaay li nga xamante ni mooy l'école bi ñu bëgg a taxawal. avis wu parents d'élèves yi nag recueillir ngeen leen ba xam ñoom it lan lañ ci xalaat ñii di parents d'élèves yi.
waaw xam nga nag kii di Moustapha Mbamba Guirassy ministre de l'éducation. moom doxalinam da cee bokk tëjuwul. allo mu mel nii. waaw donc moom dafa tëjuwul. ba nga xamante ni partenaires yi ñu mel ne syndicats yi ñu mel ne tamit association de parents d'élèves yi. bëri na li nga xamante ni dañu ëngaloog ñoom di waxtaan di weccee ay xalaat di taataan seen ay xalaat. mooy li ma wax rek mbir mi du tëju bu ñu demee ba def benn plateforme boo xamante ni ñu nekk ci diaspora bi ña nga xamante ni tamit ñi ngay nekk ci yeneen pàcc ci réew mi te itam am lu ñu bëgg a tàbbal ci liggéey bi nii dañ nga def kon jéggiwuñu ñi nga xam ne moom mooy parents d'élèves yi. rawatina ñi nga xamante ni moom mooy partenaires sociaux yi ñu mel ne syndicats yi. bëgg naa ñu taxaw ci inclusion valeurs yi maanaam li nga xamante ni moom la ñuy sol ci xale yi gën a renforcer aussi li nga xamante ni moo di seen équité ak intégrer langue yeeg yu ni mel ci ñoom ñooñu le langue yi fii ñuy wax ni xam nga ñu bëri dañ naan dañu war a jàngale làkk réew mi dañ mais loolu tàmbali na bu yàgg soxna Ramatoulaye amaana communication bi ci war moom moo def te loolu ñun danañ ci jël ay fexe ndax ay matukaay ndaxte fi mu toll nii mën naa juróom-ñetti làkk ñu ngi leen di jàngale juróom-ñetti làkk réew mi ñu ngi leen di jàngale te itam am na seen bu mag maanaam projet bu mag boo xamante ni ñu ngi ko defee ci li ñu tuddee document de politique linguistique nationale boo xamante ni àggagul validation mais bu ñu ko validé yaakaar naa dana am ay coppite même ci loi yi dana am li nga xamante ni moom mooy au plan juridique na am ay coppite ba gën a jox suñu làkk yi gëdd boo xamante ni dana gën a ñoŋ bu ko defee comme ni ma ko waxee door nañu ko dans le cadre du MOET muy modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal. ñu ngi doxal loolu noonu ci classe yi di jàngal xale yi ci d'abord ci làkk li nga xamante ni moom la ñu dégg. doo te toftal ci li nga xamante ni moom mooy français ak yeneen làkk yi. waaw ñu ngi ci lu jëm ci wàllu valeurs yi loolu yaakaar naa ne jikko yi ni ñu yàqoo loolu ñëpp la kii. ba tax na ministère de l'éducation nationale am benn programme bu ñu tuddee NITE la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation jëm ci éducation aux valeurs. jëm ci éducation ci jikko ak yu ci aju nga xamante ni ndax nit moom. ngir mu am njariñ ngir askanam ci ñaari tànk la war taxawee benn bi mooy xam-xam beneen bi moom mooy jikko loolu la ministère de l'éducation nationale xam ba tax mu jël la NITE li ñuy wax la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation bëgg a dugal ay valeurs yeeg éthique ak yu ni mel ci li nga xamante ni moom mooy njàngal mi. alors monsieur le directeur xam nga dañuy yàgg di wax ni Sénégal système mu jàngale bi dafay yàgg lu ni mel innovation la coppite la ndax dañ naan képp koo xamante ne tey jii yaa ngi ci yenn poste de responsabilité jaar nga ci système boo xamante ni daal lii di apprentissage yi enseignement yi foofu amul lenn loo xamante ni soppeeku na ci ba su ma nee mu ne wax jamonoy Blaise ba tey amul lenn loo xam ne soppi na ci donc lii dafay nekk loo xamante ni daal beneen façon de faire la également pour rek ndongo yi. dëgg la c'est révolutionnaire. c'est très révolutionnaire quoi ndax itam gis-gis bi nga xam ne moom moo ko lal moom moo njëkk révolutionnaire te ñu ngi tukkee ci njiitum réew mi di Bassirou Diomaye Faye. ak premier Ousmane Sonko. te loolu yaakaar naa moom la gouvernement bi di doxal ba ci wàllu njàng mi jaare ci loxo yi ki nga xam ne moom mooy Moustapha Mbamba Guirassy ba nga xamante ni daal ni ko nit ñi yàgg a sàkkoo ñu ko doon jéem ba 1981 maa ngi koy fàttaliku même càkkutee fi ñoom ñoo amoon. ba ñu demoon ci états généraux yi waaye amaana lañ ca doon xaar tukkeewu ca dëggantaan yaay moo tax bii yoon. ñu gën ko yaatal ubbi mbir yi nga xamante ni ñëpp dinañ ci dugal li nga xam moom mooy seen xalaat ba nga xamante ni buñ ca génnee li ñëpp doon xaar waaw li ñëpp doon métti lu jëm ci njàngale mi dana faju ba ñëpp mën cee gis seen bopp. finalité bi nag muy lan ñu koy xaarandi. finalité bi moom mooy ki nga xamante mooy nit mooy doomu aadama. tabax doomu aadama. waaw tabax doomu aadama ndaxte li nga xam mooy agenda national de transformation bi li nga xam mooy socle bi moom mooy le capital humain te bu ñu nee capital humain. wax xanaa doomu aadama boo xamante ni. d'accord dana faju dina wér loolu wàllu santé la waaye dana jàng mais njàng moo xamante ni dana méngoo ak ay valeur am méngoo ak li nga xamante ni moom mooy gëm-gëmam. wéeru tamit ci li nga xam mooy làkk réew mi ak daara yeeg yooyu ba nga xamante ni
li ñuy wax une école souveraine boo xam ñoo ko moomal suñu bopp. dinañ ko am parce que yàgg nañ di wax ne on a une école au Sénégal mais on n'a pas une école sénégalaise tukkee ci jëlee ci une école sénégalaise boo xamante ni dina jur benn citoyen boo xamante ni. dana mën a doxal li nga xamante ni mooy transformation systémique. xam nga sànq maa ngi lay wax extension de l'apprentissage maanaam école bi dootul nekkati le lieu de savoir famille daara yi et tout ça da ciy bokk donc est-ce que jumtukaay yooyu aussi maanaam bërëb yi nga xamante ni ñoom ñoo war a abriter ñooñu yemb na wala tamit yéen a nga ci yoon bi ngir taxawal lu ni mel. waaw kay gis nga bu ñuy wax xanaa l'école. dañ koy taxawalaat yamul rek ci ña koy jàngale soppi ña koy jàngale ñi ñuy jàngale ak li ñuy jàngale waaye soppi tamit li nga xamante ni moom mooy l'école bi. keroog ministre mi ngi koy waxaat gis nga réew yu bari tey. xale bi bu juddoo ba ñuy dem université du génn li nga xamante ni moom mooy fi mu dëkk. waaw loolu boo demee par exemple fu mel ne Point E xale bi mën na juddoo foofu noonu jàngee foofu primaire jàngee foofu noonu li nga xamante ni moom mooy collège ak lycée. ngeen dem université xam nga loolu dafa am solo ndax itam nag gis nga nit ñëpp ay mbañu mbuus lañ. bu fekkente ne yow fi nga xamante ni ñii lay yar nga weg leen am loo leen di ragalee ñu lay joyante di la jubbanti ñooñu saa boo xëyee di jàngi ñu ngi lay gis booy dox ci mbedd mi ñoom ngay romb boo àggee ci école ba ñoom nga fay fekk boo wàññeekoo naka noonu amaana lu bari loo xamante ni ay jikko yoo xamante ni mën na laa dugg muy jikko yu xaw a safaanoo ak njub dana la dugg loolu yow di nga ko ruus bokk na xale bi nga xamante ni kii wagul àdduna xelam ni kii wagul bu baax a baax mu jóg rek ñu jële ko élémentaire mu dem ci beneen dëkk boo xam kenn xamu ko fa bu ko defee am na lu mu doon jomb ak lu mu doon mooy tudd koy kii yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xamante ni mi ngi ci biir gis-gis bi ñu bëgg ko doxal jëm ci li nga xamante ni mooy refondation li nga xam mooy école bi de buñ ci àggee daal dana nekk école boo xamante ni école buy nduru li ñu doon muy une école souveraine. wàllum njàngale anglais bi nga xamante ne aussi ñu ngi ko doon wax fan ngeen ci tollu évaluation bi def ngeen ko wala. xale yi def nañ ko ndax xam nga njëlbeen boo gis dafay xaw a jafe waaye ñu ngi ci def nañu évaluation bi comme ni nga ko waxee gis nañ tamit li nga xam moom mooy faiblesse yi mais également lan mooy force yi def ko ci waaye nag ngir gën a ñoŋal mbir yi ndaxte lu am solo la ndax itam nag comme ni nga ko waxee àdduna bi tëjuwul dafa tijjeeku ndax tey làkk anglais bokk na ci làkk yi nga xamante ni amaana dana yombal lu bari bu dee xale yi màggaale nañ ko peeg ko gannaaw bi nga xamante ni seen i làkk yi nga xam moom lañu nàmp wala boobu yi moom lañ dégg làkk réew mi jox nañ leen gëdd bi ñu war a am boole ko yeneen làkk yi nga xamante ay làkk doxandéem lañ mën a ay langue étrangère moo tax loolu yëpp comme ni ma la ko waxee refondation bi door na bu yàgg ndax li ko waral moom mooy yooyu yëpp ngay wax muy assise des daara muy anglais à l'élémentaire muy la nuitée muy le moyep ak yeneen yooyu yëpp dafay rogalaat dem tàbbi ci ndabu li nga xamante ni moom mooy refondation. alors ñu mujjee ci ponk yi nga xamante ni sànq maa ngi koy wax muy wàllu rek revendication bu rek G7 gis nañu ni tàmbali woon nañu débrayage wax nañu sax li nga xamante ni moo di yeneen série de si seen plan d'action bi beneen débrayage de 22 bokk ci nag marché national ñoom li ñuy def. liñ ci bëgg moo di bokk na ci seen càkkuteef li nga xamante ni moo di statut décisionnaire te yaakaar naa ne démb kii de di jawrin gi di rek le ministre Maba Guirassy daal dina ci tontu. waaw xam nga mbirum décisionnaire yi lu metti la xam nga syndicat yi ñoom ñun suñu ay partenaires yu bëri na lu ñuy jokkoo ak ñoom bi ci weesu moom mooy bërkaati démb rek daanaka ñeenti waxtu ñu ngi woon foofu ministère ñu ne ñoom te itam bëri na lu ñuy sumb ba ci démb ñu ngi woon fële te fañ doon defee refondation bi ña nga fa woon bëri na lu ñuy def loo xamante ni dañ leen di woo ñu toog ñu tawal ñoom ñu leen kat bii la ñu sumb te itam nii lañ ko gisee lan moo ci seen xalaat bu ko defee ñoom ñu joxe ci seen ay xalaat moom moo tax li nga xam ne moom revendication yi nga xam moom lañ teg ci table yi revendication yi légitimement yi ñu mën a nangu la ndax itam nag mbirum décisionnaire dafa nekkoon loo xam ne metti la ndax itam nag ñun ñi ay jàngalekat lañu woon nekkoon salle de profs yi nekkoon fa ak ay collègues yoo xam ay décisionnaire lañ
amoon ci kersa loolu ndax itam nag ñaari jàngalekat ngeen di jàngale la même chose ak le même quantum horaire di daj coono yi meneen coono yi te mu wóor la ne kii kat moom tey jii tey bu demoon ba retraite di ci bëri bu ñu demee ba retraité waaw ci ay jafe-jafe yoo xamante ni la ñuy metti na lool waaye nag li nga xam ne moom mooy nguur gi loo xam ay atal yi ñu koy ñu ngi topp di ko jooy di ko sàkku ci diirum ñaari at ñu ñëw déjà signé décret bi waaye xam nga bu ñu signé décret ba pare administration la day jaar ci circuit bi foofu nag dina am ay càmbar ak yooyu amaana loolu tax waaye xam naa ne léegi mu yemb bëgguñu avancé mais léegi mu yemb mbirum décisionnaire yi ñoom ñëpp ñu reversé leen dans la fonction publique bu ko defee métit boobu noonu nga xam ne ñun ñoo ko dundandoo woon ak ñoom ñun ñu nekkoon foofu noonu di ko sàkkool ñoom métit boobu na féetee ginnaaw boo xoolee yeneen revendication yi aussi li ñu mën a nangu la waaye xam nga fii ñaari at la fi nguur gi def donte loolu du lay waaye dinañu wéyal waxtaan wi ak weccante xalaat yi ak ñi nga xamante ni moom mooy syndicat yi nga xamante ni reste bu mag a mag lañ am ci ñoom te itam moom nañu delloo li nga xam moom mooy nguur gi jaare ko ci ministère de l'éducation rawatina ministère de l'éducation nekk koo xamante ni moom bañ na ko ba danaan la syndicat G7 yi nga xamante ni les syndicats les plus représentatifs que ni G8 la ndaxte moom mooy 8e élément bi loolu luñ ci jublu moom mooy lépp lu muy def dana ci diisoo waxtaan ci ak ñi nga xam moom mooy syndicat yi moo tax bi plateforme bi génnee ñu ñëw bokk na ci leneen loo xamante ni doon nañ ko sax muy formation boo xoolee formation ministère de l'éducation ren def na ci loo xamante ni musul am ndaxte am na ñoo xamante ni depuis 15 ans 22 ans ñu ngi xaar formation seen carrière bloquée ñu nekk ci classe bi jàngale kenn formé wu leen waaye tey ministère de l'éducation daanaka ñi nga xamante ni yóbbu na leen formation ren ëpp na juróom-ñetti junni maanaam 8000 li ñu aada woon di gis moom mooy ay ñaar téeméer wala boog sax bu bëree ba bëri juróom-ñetti téeméer bi ñu recruter 5000 enseignants yi lañ daan yóbbu en formation mais ren gi ngay gis ni lii di FASTEF rek lañ fa yóbbu mat na ñeenti junni ak juróomi téeméer ñoo xam dañ leen di former seen carrière bloquée seen njàngale aussi gën a dëgër waaye tam alors ci FASTEF boobu sax FASTEF boobu bëgg naa la ci interpeller est-ce que ñi nga xamante ne jàngalekat la ñuy diplômé déjà en biologie ak SVT ñoom it bëggoon nañu tàggatu ci FASTEF mais amuñu possibilité boobu ñooñu est-ce que ci la ñu bokk. ñëpp ci lañ bokk waaye nag xam nga dafa am ay critères académiques. parfois nga duggee ci njàngale mi ak benn diplôme boo xam benn master boo xam c'est pas un master d'enseignement. ok damay jël rek benn niiral maanaam exemple yow mën nga am un master en ingénierie financière ak yooyu noonu. waaye nga ñëw dugg ci njàngale mi. léegi nag boo demee ba ñu war laa former nag. sa master boobu noonu nekkul un master d'enseignement. duñ ko reconnaître waaw université yi ñoom dañoo am autonomie am ay critères académiques. yoo xamante ni ci la ñuy former. léegi nag bu ko defee li ñuy mën def ñoom moo wàccee la ba ci niveau bac bi léegi nag am ci ñoo xamante ni duñ nangu loolu. te wax dëgg yàlla diplôme bi ñu yor mënul nekk un diplôme d'enseignement. animateur polyvalent yi nag mooy bénévole yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ëttu njàng préscolaire yeeg ñu ni mel aussi ñu gis ni ñoom it am na dañu di ñoo xam dañuy yëngatu mais daal amuñu salaire. animateur polyvalent yi nekk ay jàmbaar fàkk tëdd ndax ay bénévole la ñu woon nekk ci case de tout pays. ñoom ñoo yore li nga xamante ni daanaka mooy enseignement préscolaire war a bokk seen loxo bi ci bu baax a baax. dëgg la metti na yàgg na waaye ñu ngi ci ndaxte li nga xamante ni moom nañu sumb ren Malaka mooy la formation diplômante universelle. ndax itam nag ñoo ñu yore xale yi nga xam ñooy tout tànk yi nga xam ne ñoom ñooy gas fondement yi dañ leen war a former budul sax ngir seen carrière former leen ngir la ñuy def ci xale yi nekk loo xamante ni lu yàlla lay nekk ba tax na ñoom xam naa ne xaar bi yàgg na te yàkkamti nañ waaye léegi tey mbir yi sotti ñu ngi ci ay waxtaan bi càmbar li nga xamante ni moom mooy fichier yi ñu yor muy fichier yi yore effectifu animateur polyvalent yi ndaxte yàgg na am na ci ñenn ci ñoom ñoo xamante ni dem nañu jàll ci yeneen concours
am ñoo xam jàll nañ ci yeneen moo tax il faut que ñu mettre à jour li nga xamante ne moom mooy fichier bi waaye xam naa ne du yàgg dara parce que ñoom seen formation se fait au niveau des CRFPE te man maay le coordonnateur donc des CRFPE en tant que directeur de la formation mën naa leen wax ne na seen xel dal léegi nii tey rek. kon daal léegi ñoom it ñu woo ñu dem inscrire qui ñu inscrire woon ngir dem def seen formation. D'accord. Alors, je rappelle à l'endroit de nos auditeurs que nous recevons M. Daouda Gueye, qui est le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Entretien téléphonique. Alors, monsieur le directeur, en résumé en français, le Sénégal veut quitter le système éducatif pour une société éducative. Une cérémonie s'est tenue d'ailleurs en ce sens hier. C'était lors de la rentrée solennelle de l'inspection générale de l'éducation et de la formation, couplée avec l'installation du comité scientifique de la refondation curriculaire. De quoi s'agit-il exactement? En fait, comme vous l'avez dit, il s'agit de refonder, mais vraiment de refonder l'école sénégalaise. Je pense que c'est une longue histoire, en fait, d'appels lancés par les populations, par les apprenants, par les enseignants, par rapport au contenu enseigné, par rapport aux méthodes d'évaluation, par rapport au curricula. Et je pense que c'est ce qui avait amené en 1981 à la tenue comment ça s'appelle encore, comment on appelait ça, non, c'est pas des assises, voilà, ça me reviendra. En 1981, donc, l'État a organisé en fait des assises autour de l'éducation, mais ce qui en est ressorti, apparemment, n'a pas été véritablement conforme aux attentes des populations. Et depuis, on entend des voix se lever venant des élèves, venant des parents d'élèves, venant de la société, par rapport seulement à l'école et au hiatus qu'il y a entre cette école-là et nos valeurs, notre culture, notre spiritualité et également les technologies actuelles et les métiers donc de l'avenir. C'est la raison pour laquelle le président de la République, ayant entendu tous ces appels-là, a émis la volonté effectivement d'aller vers la refondation de l'école. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette volonté présidentielle que nous avons hier, dans un hôtel de la place, organisé une cérémonie de la refondation de l'école sénégalaise. Quels sont les points justement? Les points de cette transition, les points clés de cette transition, c'est quoi? C'est d'abord fondamentalement la vision du ministère de l'Éducation nationale dictée par le président de la République qui consiste à passer du système éducatif à la société éducative. La société éducative, donc, plus ouverte, une école plus ouverte, mais soit donc à la société, permettant effectivement de prendre en charge les vœux formulés par les différents compartiments de la société relativement à ce que notre école devrait être. C'est une école souveraine, adossée à nos valeurs endogènes, adossée au savoir endogène, adossée également au numérique, à l'intelligence artificielle, donc aux technologies actuelles. Voilà donc cette école-là que nous voulons donc fonder à partir de la refondation de l'école qui, n'est pas donc, est là depuis les indépendances. Donc hier, on a couplé ça avec la rentrée solennelle des inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation, qui constituent un corps méconnu du grand public, mais qui sont les artisans de notre système éducatif dans la mesure où tous les contenus qui sont enseignés, les méthodes d'évaluation, mais tout ce qu'il y a dans les classes est forgé à partir justement de l'inspection générale de l'éducation et de la formation. Et le ministre de l'Éducation, Moussa Mabagirassi, a tenu à donner de la visibilité et de la reconnaissance à ce corps-là. C'est la raison pour laquelle il les a dotés de pauses et a organisé pour la première fois, hier, nous serons en marge de la refondation curriculaire, la rentrée solennelle de l'inspection générale de l'éducation et de la formation. Et après, il y a eu effectivement l'installation du comité scientifique. Le comité scientifique qui est composé donc de compétences dans divers secteurs donc, du savoir et du savoir-faire,
Il y a des astronomes, il y a des islamologues, il y a des philosophes, il y a des sociologues. Bref, tous les compartiments, n'est-ce pas, donc, du savoir et du savoir-faire. Et il y a aussi ce qu'on appelle les hauts référents, qui regroupent des personnalités de différents secteurs de la vie nationale. Il y a des artistes, Youssou Ndour y figure. Il y a aussi des sociologues, il y a des experts en gouvernance. Des personnes influentes. Voilà, donc pas seulement influentes, mais des personnes qui évoluent en tout cas dans des secteurs d'activité qui ordinairement n'étaient pas présents dans ce que nous enseignons, dans ce que nous donnons à nos enfants, parce que nous voulons vraiment une école moderne, mais une école souveraine, mais une école également ouverte donc à l'avenir et qui donc est tournée vers les besoins donc de la société sénégalaise. Merci beaucoup, Monsieur Daouda Gueye, qui je rappelle est le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Salam Sénégal vous remercie. Merci, je vous remercie. Merci. Merci Ndeye Fatou. merci Ramatoulaye Sarr ñu koy jaajëfal bu baax ci waxtaan bu am solo bu neex bi ak Daouda Gueye directeur formation communication ci ministère bi wàllum njàng mi nekkoon ganuk Salam Sénégal mbokk yi pàcc bi ñu leen jagleel nag yegsi na léegi Adja Fatou Sarr dina ma wutu ngir nag Allô Sénégal ngeen woote ci 88 628 73 46 wax seen xalaat ci njàng Sénégal naka ngeen ko gisee li nga xam ne nii mooy anglais bi ñu fi dugaloon njàng mi nga bëgg a tëggaat ba xale yi di jàng loo xam ne ni suñu aada la suñu cosaan la ak suñuy mbiri réew mu mën a jëriñ réew mi yëpp lu ngeen ci xalaat rek mën ngeen ci waxtaan ak Adja Fatou Sarr Salam Sénégal dina delsi ëllëg incha allah. Salaamaaleykum Sénégal ngi maaleykum salaam Sénégal ngi nanga def sawa Sénégal ngi maa ngi fii c'est ça Sénégal ngi